Midi Culture. réewum Sénégal yeewoo tey aw tiis ak génn àdduna ak Ousmane Tanor Dieng moom mi kon jiite parti socialiste di PS waaye tamit nekk président au conseil des collectivités territoriales daal dinay génn àdduna nag ca Bordeaux nekk ci réewum France gannaaw kon feebar bu yàgg boo xam si daal dina koy tëraloon ay seede Idrissa Seck Thierno Bocoum ba ci ay farandom ci biir Midi Culture des nañ waxtaane itam ci bile jotaayu xibaar tàggat yaram ak équipe nationale bu Sénégal bi qualifié ci final bële El Hadji Ousseynou Diouf yëkkati na ci ay kaddu Idrissa Sané bu l'Observateur yi itam naka noonu li mbokk yak leneen buñ ci noppee dinañ ci boole nee ni ponk ba ci biti réew tàggat yaram soogaa dugg ci pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan ñu nar cee waxtaane kon li nga xam si moo di mocc nekk mbir moo xam si itam tàmmoon nañ di ko defu ndut nekk tamit cosaanul séeréer des nañ waxtaane itam ci bile jotaayu xibaar instrument musical bi ñu tuddee balafon nataal bi ak gan gi mooy buural Midi Culture ñu ñaanalante daaw dëggay moo nekk ci machine bi Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck moo ci feggoo Kati Ndiaye ñoom ci mbégte contentement bu mag di leen ko faram-fàcceel Kati Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou Seck di nuyu mbokk auditeurs yi internet yi ñu suivre. mi ngi noonu kon nañ leen ko waxee ca bopp ba rek la ñuy duggee ak yéen ci yaatal gi ak tiis wi réewum Sénégal nekkee. moom la ñu yeewoo tey jii ki fi nekkoon secrétaire général bu parti socialiste waaye tamit président du haut conseil des collectivités territoriales HCCT moom naka daal di ne génn àddina foofule ca Bordeaux féete ca France bi nga xamante ni ab feebar gu yàgg nag moo ko tëraloon 10 après ram ngi dellu si waat si ngor si. Ousmane Tanor Dieng socialiste la mës a doon ba muy génn àdduna gu nekk séeréer gi bokk ci Sénégalais yi servir seen dëkk ci poste responsabilité yi gën a mag ci réew mi Ousmane Tanor Dieng jiite parti socialiste depuis 1998 bi Abdou Diouf di def dernier mandat am ci bopp réew mi Tanor Dieng nekk conseiller diplomatique bu président Senghor ministre directeur de cabinet ci jamonoy Abdou Diouf Ousmane Tanor Dieng jàngee diggante ENAM ak école supérieure des travaux publics 1976 ba 2019 premier secrétaire bu parti socialiste liggéey ci état lu mës a xam président Ousmane Tanor Dieng nekk tamit candidat bu parti socialiste 2007 ak 2012 boobu sax Macky Sall la mujjee jàppale ànd ak Benno Bokk Yaakaar ngi jëlee fi nga xam ne moom mooy Abdoulaye Wade président bi fi nekkoon Ousmane Tanor Dieng dugg bureau politique bu parti socialiste 1995 mu garde coordination PS bu Mbour at moomu sax la nekk ci kaw bopp parti bi boobu léegi nag moom mooy jiite parti bi nga xam ne Léopold Sédar Senghor moo ko taxawaloon ci 1947 googu Tanor juddoo ngee jën le 2 janvier génn àdduna le 17 juillet 2019 ca Bordeaux. mi ngi noonu di ko jaajëfal moom di sa prera doon dellu si waat kon ci jaar-jaar yi Ousmane Tanor Dieng mi fi bàyyeekoo ni ki tey tax tamit ay seede tàmbali cee juddu. ba tax na rek kii di Idrissa Seck daal dina xam leen ni moom nag kii di Ousmane Tanor Dieng doon na koo xamante ne rek ku ñëpp wóolu woon la waaye itamit Sénégal daal dinay ñàkk doomam Idrissa Seck. ñoo ngi sant suñu boroom ndax dogalam moom jaam bi mënu ci lenn lu dul nangu ko di jiital d'abord di ko ñaan mu dajale ko ak njëgalam ak yërmandeem xare ko aljanna yi gën a kawe Ousmane Tanor suñu mag la suñu xarit la suñu wóllëre la li ma dégg yépp ñu seedeel ko ci mbaax ci discrétion lu ma mën a confirmer la lu ma mën a dëggal la ndax daanaka daje nañu ci ay xar kanam yu baree bari ci wàllu politique moom mu nekk ci pouvoir man ma nekk ci opposition man ma nekk ci pouvoir moom mu nekk ci opposition wala ñu àndandoo nekkandoo ci pouvoir séq état mais li ñu mën a jàpp ci moom mooy homme d'état bu wér la ku bëggoon Sénégal la ku bëggoon askan wi jëm kanam la même ci ay njuumteem daf ko doon reconnaître avec humilité te à chaque fois Sénégal lay jiital donc ñu xam ne daal nit ku baax dem na vraiment émotion bu rëy la ñu yeewoo bi ñu déggee xibaar bi li ñu ko mën a seedeel daal mooy nit ku baax a baax la Sénégal ñàkk ñun nag ñàkk nañu mag ñàkk nañu xarit ñàkk nañu conseiller koo xam ni kii ci anam yépp daf doon waxtaan ci wàllu Sénégal lu ko jëmale kanam ak lu boole nit ñi di ko jaale aussi ñi nga xam ni ñii ñooy sportif yi puisque xamoon naa cofeelam ci équipe nationale xamoon naa cofeelam ci sport bi ak ni mu déggoo woon ak ñoom di ko jaale yéen ñëpp di ko jaale peuple sénégalais bi yëpp di ñaan encore une fois suñu boroom xare ko aljana yi gën a kawe di ko jaale njabootu boppam njabootu deretam njabootu politique am di waa parti socialiste
mu nekkoon kàddu yi Idrissa Seck nekk njiitul parti Rewmi ci seede la ñuy des ba tey. ba tax na rek kii di Thierno Bocoum nekk président du mouvement Agir daal dina xamle ne nation sénégalaise nag ñàkk nañu waaye itamit di fàttaliwaat ne kii di Ousmane Tanor Dieng nekkoon na ab supporter gu mag jëm rek ci suñu gaynde yi nga xamante ne ñoom ñoo yëngu ci wàllum football. Thierno Bocoum ci micro King FM. xibaar bu tiis pour Afrique xibaar bu tiis pour monde bi yëpp parce que Ousmane Tanor Dieng ku ko xamul dégg na ko te ñëpp xamee nañ ko ci lu baax ku bëgg réewam nit ku humble nit ku modeste yàlla def na jot ko xam ñu am fi man cofeel loolu mu am fi moom cofeel loolu tey lii ñu wax nag lu ñu bett la waaye dañuy wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un tey ñaan yàlla bi nga xamante ne moom la ñu yaakaar si lépp mu xare ko àjjana yu gën a kawe en tout cas Sénégal ñàkk na le monde politique ñàkk na tout le monde sport sax tey ñu ngi wax waxu kan mais ñëpp xam nañ ne ku bëggoon football la ku doon dem stade la di seetaan Lions yi di leen supporter donc tey Sénégal moo ñàkk Sénégal yëpp dans sa diversité ñu ngi koy jaal képp kuy homme politique képp kuy sénégalais di ñaan yàlla mu xare ko mu nekkoon ay seede kon jóge ci Thierno Bocoum jëm ci Ousmane Tanor Dieng ñi ànd ak Khalifa Ababacar Sall itam yëkkati nañ ay seede jëmale ci Ousmane Tanor Dieng. kii di Bassirou Samb nekk responsable des jeunes khalifistes nag daal dina xamle ni Sénégal ñàkk nañ ngóor su mag waaye tamit ñàkk nañ ngóor soo xamante ne rek xol bu rafet la yoroon donte jotoon na am rek ay différend doxoon ci seen diggante ki nga xamante ne moom moo di Khalifa Sall. Bassirou Samb ci micro King FM. weer yu mujj yi amoon nañu ay différend avec le président Ousmane Tanor Dieng mais li am solo tey di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana te yéexañu ko quelles que soient nos divergences il faudrait peut-être reconnaître en lui l'homme d'État et je pense que le Sénégal tout entier reconnaît à Ousmane Tanor Dieng cet homme d'État dina jël téléphone woo ma encouragé ma ñaanal ma wax ma ni nii ngeen continuer donc li ñuy retenir rek mooy tey lépp loo xam ni différent la woon ak ñu dañ koy teganale di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana di ñaan yàlla jéggal ko ay bàkkaaram fa mu jëm gënal ko fi mu jógee tey. mu nekkoon kàddu yi Bassirou Samb mi jiite kon ndaw ñi ànd ak Khalifa Ababacar Sall nekkoon ay seede jëm ci Ousmane Tanor Dieng xibaar bi kon moo di Ousmane Tanor Dieng daal dina fi bàyyeekoo ci suba mi ngi ko defee nag ca Bordeaux ga nekk ca France di ñaan yàlla mu xaree ko aljana Midi Culture ñu woyal. King FM partout et nulle part ailleurs. ñu wax ci tàggat yaram ak équipe nationale bu Sénégal ak qualification bi mu am jëm ci finalu Coupe d'Afrique des Nations. kii di El Hadji Ousseynou Diouf nag daal dina ci yëkkati ay kàddu moom ancien international fi mu nekk ni léegi li muy ñaan rek moom moo di sénégalais yi daal di booloo yi tamit ñaanal suñu équipe nationale gi léegi ngir rek ñu daal di jël coupe bi ni ki àjjuma bi ñu jëm. El Hadji Ousseynou Diouf ci micro Mamadou Ndiaye. mën naa wax ne seetaan match gën a jafe que football ko aujourd'hui mën naa wax ne sunu xol yi sax mënoon na si arrêter parce que on a tout vécu dans ce match mais nag ça signifie beaucoup de choses maintenant li may wax rek comme ce que j'ai dit dès le début l'union sacrée derrière cette équipe et xol yi nekk benn pendant une semaine appel bi may jox mooy tarixa yi yëpp nekk benn Sénégal ñëpp bokk nekk benn mu bañ am xiiroo ŋaayoo comme ñun fi daan dégg avant mu bañ am pour Sénégal lenn rek war nekk suñu objectif xol yi nekk benn gagner coupe bi pour une victoire historique man wax ni ça me rappelle beaucoup de choses ça me rappelle ñaar parce que tey jii suma rakk yi fajal nañ ma suma jooy ci bi ñu gagné 2004 tey jii mën naa wax ni je suis l'homme le plus heureux parce que xam naa tunisiens yi c'est les italiens de l'Afrique lépp lu ñu mën def pour gagner daan ko def mais li may wax rek moo di félicitations à cette équipe félicitations à le staff et félicitations à tous les Sénégalais. nekkoon mbégteeb El Hadji Ousseynou Diouf gannaaw ndam li équipe nationale bu Sénégal am ni ki démb ñeneen tamit ki ñu delloo njukkal moo di ka leen di tàggat di Aliou Cissé. ba tax na rek bu nu sukkandikoo ci kaddu kii di Idrissa Sané bu quotidien L'Observateur mi nga xam leen ne Aliou Cissé nag daal dinay def liggéeyam ba tax na rek muy woo gaynde yi ngir rek ñu daal di jeexal seen liggéey ni ki àjjuma. Idrissa Sané ci micro Mamadou Ndiaye. defe naa ni tey ñun fu ñu toll fu Sénégal toll du dem final mooy enjeu bi mais gagné ko mooy enjeu bi parce que dem nañ fa benn yoon dem nañ ñaari yoon ñett demi-finale. donc boobu ba léegi bi Sénégal sosoo ba léegi bi Coupe d'Afrique sosoo ba léegi donc Sénégal mosut a gagné dara donc bu fekkee dañuy dem pour finalu rek du am solo final bi tey dañ ci war a dem pour gagner ko parce que defe naa loolu rek le Sénégal dese et on a les qualités pour def ko parce que Algérie mi ngay dajal xamante ngeen ba pare donc looloo si gën a neex xam nga match moom boo ko xasee joué ba pare après toog dina ne bu ma yëgoon bu ma ko defee woon nii day gën. donc nga amaat occasion joué waat match boobu donc di nga fekk nga tirer enseignement yi ci war
dina fekk nga def changement yi ci war di nga am loo moytul loo xam ne bii defoon nga ko mu ñàkk loola match bee passé donc moom moo tax ñuy gën a am yaakaar ci équipe bi ci final bi mu jëm ci digganteem ak Algérie. Aliou Cissé mi nga xam ne un peu ma ngi bind histoire am ci footballu Sénégal gis nga ko 2017 mu qualifié au Sénégal quart de finale 11 ans après nga xamante ne Sénégal génnul ci poulam 2018 mu qualifié au Sénégal coupe du monde 2019 mu qualifié au Sénégal aussi coupe d'Afrique 17 ans après. waaw Aliou Cissé moom dañ koy ne gàcce ngalaama quoi parce que parcours am yombut ak équipe nationale du Sénégal ñëw na ba mu ñëwee ba tey day dégg critique rek lay dégg daanaka ni muy joué équipe am yi du ñuy joué Aliou Cissé ayut lu ne dégg na ko quoi mais moom. mu nekkoon Idrissa Sané ak Mamadou Ndiaye yeneen i xibaar jëm ci tàggat yaram di ngeen ko mën a am ci pàcc bi nu jagleele tàggat yaram Midi Culture 12h12 yegg si nañu kon ci reportage bi tey nag ñu jagleele ko ñi nga xam si ñooy yeewoo ca diwaanu Kër Mbay Fall. ca Medina Mbaaw it ñoom it fi mu nekk ni lee ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe ci dem beek dikk bi bu nu sukkandikoo rek ci seen i kàddu li di travaux terre bi nag moom moo daal di baare seenu yoon ba tax nag mënuñoo dem ngir rek ñu daal di mën a dem foofee ca seen koñ wala rek ngir génn doxi seen soxla il faut rek ñu daal di jaaral ci route secondaire bi te it foog mu faaw nu génnee li nga xamante ni moom moo di ay koppar ba tax na rek ñu organiser ab marché ngir rek daal di ñaawlu li ni mel reportage yu Ndeye Matidia. askan wi yeewoo fii ci Kër Mbay Fall jafe-jafe yu tar la ñuy dund ci seen wàllu dem ak dikk lu ni mel nag waral ba dawalkatu clando ak ñi nga xamante ne ñoo fi dëkkee xëy amal ab doxub ñaxtu takk seeni morso yu xonk ngir ñaawlu tëj gi nga xamante ne teer tëj na leen ko am barham mooy ki yore seen kàddu li indi jafe-jafe yooyu am na ci lenn luñ ci xam mooy wax nañ ne EPS ak APIX dañoo am problème ci seen biir ñun waa askan lu ci suñu yoon ci loolu suñu yoon nekkul ci loolu boo jógee Dakar pour dugg Kër Mbay Fall problème la gis nga benn talibé ngay gis ñu teg fee pont boobu ñuy def sax déjà pont boobu ñëpp seeni pont pare na mais Kër Mbay Fall Grand Mbaaw seen pont ba léegi parewul waa kon ñun passerelle bi nga xam ne la ñuy defal ba léegi waxaguñ ci dara ndax nit ñi ak oto yi ñooy bokk fu ñuy jaar wala lan la ñuy def ñu wëlbatiku tëj ñu ci autoroute à péage bi ñaari tëj a ngi noonu ñetteelu tëj bi mooy yoon bi kese lañ fi dese mënatuñ fi jaar waa ñun kon nu ñuy def dem sax ba ñu leen di fayeeku ngir ñu mën a jaar ci benn yoon bi nga xamante ne moo fa nekk ndawi Medina Mbaaw gaar gi nag ne dootuñu nangu lu ni mel Biram Ndoy chaque jour que je fais des cas bés bu nekk ñu signalé ñu ay urgence ñu gëm si rek dañuy bañal askan wi ñu jaar ci yoon woowu te sax xamal nañ ñu nekk ci yenn check point yi dañuy laaj askan wi xaalis ngir mën a bàyyi leen ñu jàll loolu nag kenn mënu koo nangu fi mu toll nii ñu yokku ci ne bañuñu ci dara lancement la boo xam ne ñu ngi leen koy wax may nañ leen 48 heures pour ñu bàyyi ñu jaar bu fekkee ne ubbi wuñ ko dinañ def lu gën a garaaw lii ñu def route nationale bi dinañ ko baare incha allahu rabbi 48 heures lañ leen may bu ñu deful li ñu wax 48 heures lu ñu gis nañu xam ne ñun ñoo ko def ndawi Kër Mbay Fall Medina Mbaaw gaar gi ne dinañu def lépp lu ñu mën ngir di dem ak di dikk ni mu waree te itam su benn autorité àdduwul ci li ñuy dund dinañu jàll ci étape supérieure Ndeye Mati Dieng midi moo jot ba tegal fukki simili ak ñett ca Medina Mbaaw Kër Mbay Fall jotit ci aéroport international Blaise Diagne. xibaaru biti réew yi kon Kumba Ba lañ ci àndal ak ñun ci studio bi Kumba Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou nuyu naa kat yi auditeur ak internet yu King FM. maa ngi lay fay Kumba Ba dañuy koy tàmbalee foofule ca RDC ak premier cas d'Ebola bi nga xamante ni confirmé nañu ko foofule ca Goma. xibaar bi nag démb lañ ko joxe ñi ko joxe di autorité yi nga xam ne ñoo yor wàllu wér-gu-yaram foofa ki amee Ebola ki nag jamono ji ñu ngi koy surveiller bu baax ngir daal di maîtriser situation ba nee nañu nag moom mi mu ngi bàyyeekoo ca Butembo di ñaareelu ville bu province ba te it directeur général bi yor institut national bu recherche biomédicale foofa ca Kinshasa moom moo ko xamle moom docteur Jean-Jacques Muyembe bi ñu sukkandikoo nag ci bulletin bi mujj génn yi ñeel wàllu xibaar te jëwriñ ju ñu dénk wàllu wér-gu-yaram joxe ko fa te samedi gi sax lañ ko génnee woon nee nañ junni ak juróom benn téeméer ak juróom fukk ak juróomi doomu aadama faatu nañ ci Ebola ba mu tàmbalee dugg seen dëkk ba ak léegi mu ngi nekkoon ci août atum 2018. dañuy dem foofule ca Gabon ab jaaxle nag juddu na jëm ci ñeenti membre wu confédération dynamique unitaire. confédération syndicale dynamique unitaire kon mooy naqarlu série d'intimidation di niñ leen di xoxatale ak it ay arrestation
arrestation di leen jàpp ci lu teguwul ci yoon gannaaw ba nga xam ni seen njiit di président ba Jean-Rémy Yama moom nag génnoon na joxe xibaar ci tàmbali weeru juillet bi ñu nekk nag daal di nekk fa nekk njiitu réew te yaramam sutante woon di Ali Bongo Ogimba dafa génn àdduna ba mu génnee xibaar ba pare nag kii di jëwriñ ji ñu dénk wàllu biir réew moom it daal di génnee moom it ab communiqué wax ni ñi nga xam ni génnee nañu xibaar bi dinañ leen poursuivre maanaam topp leen liñ leen di toppee nag moom mooy propagation de fausses nouvelles maanaam génne ay xibaar ci loo xam ne amoo ci dara lu la leer. Dynamique unitaire nag dëggal na ni seen ñeenti membre kon jàppoon nañ leen kidnappé leen xamuñu woon fu ñu ne ba ki ko def nag di way takk der ya ba ci guddi jeudi ak jeudi kon jàpp vendredi kon nee nañ sax kenn ci ñoom dañ ko faa dóor ay dóor yu metti policiers yi ñoo def lu ni mel la ñu wax ba sax dafa mujj hospitalisé. Dynamique unitaire kon jàpp nañu dina saisir ñi nga xam ni ñoom ñooy instance internationale yi. ñu jeexale ko foofule ca Paris ay manifestants nag dañoo bëggoon a yàq li nga xamante ni moom moo di défilé ba fa doon am niki fukki fan ak ñeent ci weerub juillet. ay junni doomu aadama kon ñoo teewoon ngir fekkee foofee ca Champs-Élysées màggal li nga xam ne moom mooy indépendance bu réewu France démb la woon ci dimanche gi waaye nag ba parade militaire ba jàllee nag ci la ay yëngu am foofu diggante ay manifestekat ak police ba manifestekat yooyu sax nee nañu ci gilet jaune yi nee nañ la ñu bokk dañu doon jéem a daal saboter yàq xew bi waaye nag ñi nga xam ne ñoom ñooy way takku der ya defante ko ak ñoom sànni leen ay grenade lacrymogène ci ginnaaw ga la ñu mujj jóge foofu kon fii ci France tey yàqkat yi fa la ñuy jeexalee xibaar yi soxal wàllu bitim réew. jaajëf Kumba Ba ñu jàll ci tàggat yaram. Tout de suite, le sport. Now, sports. xibaaru tàggat yaram yi dañ koy jagleele rubrique bi nu duppee seen xibaaru Coupe d'Afrique. ba tax na rek numéro bi dañu koy jagleel li nga xamante ne moom moo di qualification wu Sénégal jëm rek ca finalu fanweer ak ñaareelu édition wu Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 ak it réaction wu joueurs yi wu waa staff bi waaye itamit bu Ndofène Fall rubrique bi ki ko def moom moo di Papa Madiakhate sax. dal leen ak jàmm ci seen rubrique seen xibaaru Coupe d'Afrique. Sénégal Algérie mooy affiche finalu fanweer ak ñaareelu édition bu Coupe d'Afrique des Nations bay amee ci Égypte démb Algérie dafa daan Nigéria ñaari bal ci benn Sénégal jël ndam li ci kaw Tunisie ginnaaw bi mu ko daanee benn bal ci dara ginnaaw prolongation yi Mamadou Ndiaye mi ñu teewal ci Égypte dañu defal résumé match bi. Voilà gars yi comme ni ngeen ko xamee Sénégal qualifié na finale mi ngi joué sa première finale depuis 2002 17 ans après Sénégal fas yéene joué finale Coupe d'Afrique des Nations bu 2019 ñu ngi ko jàpp vendredi bi 19 juillet fële ci stade international bu Caire bu ñu ñëwaatee ci match bi mu nekkoon match bu jafe boo xam ne joué nañu 120 minutes 90 minutes yu nga xam ne match nul 0 but partout match bi nag mi ngi commencé basculer ci deuxième période bi gis ngeen ko à la 73e minute ñii di tunisiens yi am penalty raté ko ñu teg ci 5 minutes plus tard Sénégal am penalty raté ko moom tamit loolu nag yóbbu suspense bi ba 90e minute 0 but partout ci bu ñu demee ba ci joué ci li nga xamante ne mooy prolongation yi ci la Sénégal daal di dugal but bi ki ko dugal contre son camp ba coup franc bi nga xamante ne Henri Saivet moo ko centré défenseur tunisien bi daal di koy laal mu dugg fii nag ambiance sénégalais yi bari nañ délégation sénégalaise yi bari nañu ñu bari na ci ñi nga xamante ni jóge nañu Sénégal déplacé wu ñëw fii ci Caire ngir assist doon bëgg a fekkee li nga xam ne mooy demi-finale bi nekk na lu am solo yaa ngi dégg ambiance bi noonu supporters yi tey bu gisee joueurs yi mbégte bi ñu àndal bi ñu ñëwee ci zone mixte ñoom ñëpp daw yuuxu xam naa di ngeen ko gis ci image yi ñuy war a proposer léegi ci kanam ak télévision Futurs Médias en tout cas Sénégal bi ñu fàttalikoo gëj na jouer finale Coupe d'Afrique des Nations bi mi ngi mujjee am ci atum 2002 fële ca Mali la woon ren Sénégal day jouer waat li nga xamante ne mooy finale Coupe d'Afrique mu nekk lu am solo boo xam ne c'est historique. seen xibaaru Coupe d'Afrique. ginnaaw ndam li Sénégal am gaynde yi ak encadrement bi fësal nañu seen mbégte ci qualification bi Mamadou Ndiaye moo taataan seen i kàddu. Ça faisait 17 ans qu'on n'était pas arrivé à ce niveau-là depuis la génération 2002. Mais je crois que c'est à force de persévérance, à force de travail. Je suis du genre à vivre sur le banc le match. J'aime être à côté de mes garçons, vivre leur souffrance, les pousser, aller au bout. J'ai envie de dire que c'est un travail qui ne dure pas seulement depuis 5 ans. Alain est là. Je le félicite. de tutoon nañu bu baax a baax tey moom comme passe Idri moo ñu sauvé woon bi passé bii nag dañuy wax merci Alfred moo ñu dugalaat si match bi tey moom amuñu dara lu ñu wax lu dul alhamdulilah rabbil alamin. Ça c'est une question de mental parce que franchement
on est trois grands gardiens. À partir de Douab, qui vraiment je suis désolé pour lui parce qu'il était vraiment un très beau gars et un très bon gardien. Et j'espère qu'il reprend vite. Mais moi et Abdoulaye aussi, on est toujours prêts parce qu'on doit apporter notre qualité à l'équipe s'il a besoin. Gagné bi neex na mais foog ñu ànd ceeg dellu si tey ak dal préparer suñu finale pour jouer ko pour gagner ko bu soobee. Il y a eu une bonne réaction de l'équipe en me disant voilà que c'était pas fini. C'est notre tactique donc voilà, on va pas dévoiler ce qui était prévu ou pas mais c'était prévu comme ça donc il y a pas de souci. On a un peu souffert mais voilà, on est resté en équipe, on s'est beaucoup parlé, on a essayé de faire les efforts les uns pour les autres et voilà, et c'est quand c'est difficile comme ça et qu'à la fin tu as une victoire comme ça, tu ne peux qu'être fier. Écoutez, juste leur dire voilà qu'on est là, la marche n'est plus très haute et qu'on va tout faire pour leur ramener cette coupe. gan gi seen xibaaru Coupe d'Afrique tey gan gi di Ndofène Fall di joxe gis-gisam ci ndamuk Sénégal gi ak ni ñu war a waajalee final bi seen digg ak Algérie. la ñu yaakaaroon mooy Tunisie day ñëw def bloc bas Sénégal jéem ko bët benn su ko bëttee match ba daal di jeex boo seetee première mi-temps ñun am nañu benn yoon la ñu dóor ñoom ci sunu camp ñun am nañu occasion yu dul jeex du xaaj benn ñaar ci Mané benn bu arrière latéral droit bi dóor ci poto bi beneen bu Mané am bu fekkonte ne première mi-temps dugal nañu bii booba match bi day daal di soppeeku waaye yàlla dafa def première mi-temps dugaluñu bii looloo tax ñoom ñu continuer di ko gëm te di ko yaakaar ba deuxième mi-temps nag ñoom it ñu xaw a génn am fa ay ñaari occasion yoo xam ni ñoom it moo nañ ci dellu waaye man day gëmoon naa ni xëy na dana xat dana tàng dana metti waaye yàlla mën nañoo may ndam li kon nag li ñu war a def rek mooy gëm ni équipe bu Sénégal bi am na loo xam ne mën na ko mooy football am na leneen loo xam ni itam mën na ko mooy fexe ba défendre li nga xam ne dugal na dafa am foo xam ne bu fa mbir mi xësee yeggale moo ci def te gëm naa ni nit ku xaar ba dem final amatul ñaax bu ñu ko war a ñaax ñoom nañu gëm ni Sénégal def na fukki at ak juróom-ñaar avant mu egg ci final Sénégal mësta gagné benn trophée kon nag ku xës ba egg ci foofu mën ngaa jàpp ni yeggale moo ci def amul dara lu ñuy wax nit ci mu ne nañu dem dallu ji faju seet ban équipe la ñu war a ñan ñoo wér ñi wér te rek ñoom ñëpp ñu boole leen ñu football. lii lañ leen indiloon ci seen rubrique seen xibaaru Coupe d'Afrique dig leen daje ëllëg incha allah. ngërëm ñeel na la Pape Sarr Midi Culture ñu jàll ci pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan ñu daal di koy tàmbale kon wax ci mocc nag doon loo xamante ne suñu maamaati maam yee ko doon def fii ci Sénégal mu nekk rek loo xamante ne dafay daal di faj waaye jamono ji nemmeeku nañ ne ndaw ñi nag dañu ko daal di bàyyi ginnaaw reportage Aminata Ba. mocc nekk cosaan bu fi suñu maam yi bàyyi woon te am njëriñ bu bëri ci doomu aadama rawatina ci jigéen bu wérul ci bu ñu sukkandikoo ci ñaari soxna yi. mocc dafa nekk lu doy waar mais mocc bi ba tey karité la ñuy mocce ba tey loolu yëpp karité lañ koy defee te boo dee mocc boobu am na ay 4 baat yoo xamante ne yooyu wax baat yi du lu ñuy wax jël nii rek wax baatu arxuraan la lépp loo gis lu ñuy mocc baatu arxuraan la ndax yàlla defar na lépp ba pare am na ci baat yoo xam ne dañ ne la soo ko waxee nga mocc ko ñaan ci yàlla jàpp ba set nga ñaan ci yàlla wax kàddu yooyu suñu borom jàmm rek la ciy def. mocc fi la nga fekk fi nga koy bàyyi xale am na yax da ngay mocc porte da ngay mocc dañ dërëti da ngay mocc xale jigéen bu ëmbee da ngay mocc biiram ba ko yàlla da ko bay jàmm ndigg métti da ngay mocc. ndaw yi léegi xamatuñu seeni valeur traditionnelle ci bu ñu sukkandikoo ci soxna yi ba léegi. li may bàyyi woon ba léegi du fi jóg génn xeet rek ka ñu jàpp génn xeet rek nit ki li nga doon da ngay gëm sa bopp xam fa nga jógee gëm sa bopp. ñaari soxna yi war a toll ci juróom fukk ci ayaat ñu ngi digal xale yi ñuy def seeni cosaan. waaw mais mocc dafa am solo moo tax toujours soo ëmbee jegeel ñu la mag jegeel ku la ci jiitu mu wax la nga xam. góorgóorlu jàpp seen cosaan rek li si ma bàyyi woon tey gën ko jàppaat xam ni daf ñuy jëriñ waaye du ñu lor. mocc nekk fajum cosaan waaye di commencé réer suñu interlocuteur di woo xale yi ñu xoolaat te sàmm li fi suñu maam yi bàyyi woon. Aminata Ba ñu des ba tey ci wàllum aada ak cosaan wax bi la yoon ci ndóotu mu nekk rek loo xamante ne séeréer see koy def rek ngir daal di waajal nag seen doom yi war a dugg néegub góor mu nekk nag ab bâtiment goo xamante ne rek xale yi foofu la leen di yóbbu ngir rek ñu sori dëkk ba laata rek ñuy daal di accomplir li nga xamante ne moom moo di seen rite Fatou Sow.
ndut di ab cosaanub séeréer ñu koy amal ci ethnie yu bari te wuute fii ci Sénégal Gambie ak Mauritanie boobule nag culture séeréer ñoom xale yu góor yi nga xamante ni dañoo toll ci dugg ci néegu góor dañ koy amal rek benn yoon ci seen dund ndut nag dañ koy def ci ñaari anam gone yu góor yi nga xamante ni nii ay séeréer lañ dañ leen koy defal bu ñu tollee ci dugg ci néegu góor. ñi di jigéen ñi nag dañ leen koy defal ci anam boo xamante ni ni dañ leen di jamal tuñ ndut nag ab lieu de refuge la ñoom nag góoru séeréer yi ñu leen koy waajal bu ñuy waaj a dugg ci néegu góor ndut googu leen nag ay guddi yu bari lañ koy amal ci ab bayal bu yaatu bu sori ci dëkk bi nga xam ni moom lañ leen koy defaralee ñu daal di fay def ay xamb-xamb matt yuy saxaar ci guddi yi nga xamante ni ni ñoom dinañ ko fa am ndut nag lu ko tax a jóg mooy rek ñi nga xamante ni mooy ndaw góoru séeréer yi am fit am jom ñu leen di jàngalaale ci biir néegu góor boobu di leen won ni góor dafa war a am fit ci ginnaaw semaine yu bari yuñ fay amal ci biir ndut boobule di ab bâtiment bu rëy buñ leen di dajale ay góor yi kese nekk fa waaye du ami jigéen ay góor la ak ñi nga xamante ni ñoo leen di wax ay selbe ñi ñuy àndal ci lañ leen di jàngalee li nga xamante ni nii moom la góor di war a comporté woo muy fit ak jàmbarte guy nekk ci ñoom ginnaaw semaine yu bari yu ñuy passé ci biir bâtiment boobu ñoom ñi leen di njulli yi suñu génnee ci la waa dëkk bi yépp daal di dajaloo jox leen lii di ay cadeau ngir firndeel courage gi ñu àndaloon ci biir ndut boobu. Fatou Sow gannaaw nduut ñu wax ci balafon. mu nekk rek ab instrument de musique yoo xamante ne dañu koy jëfandikoo ci Afrique occidentale waaye rek dañu ko gën a nemmeeku ci pays yi nga xamante ne ñoom ñoo di mandeng yi Maymuna Ñing moo ñu defal découverte. mu fekk baax réew Mali li di balafon doon ab instrument de percussion mélodique ci kàllaamay malinké balafon ñaari tur ñoo ko ëmb bala di tekki instrument ak fon di tekki li nga xamante ni moo di son li composé balafon mooy lame en bois leket yu ndaw ak itam 8 jàpp 30 notes ci fàttali histoire balafon mi ngi tàmbali ci jamonoy Soundiata Keita ak géwalam boobu di Bala Faseke mi daan joué bi la instrument kooke sax moo ko jota transmettre askanu Kouyaté bi yëpp. joué li di balafon doon na lu jafe ba tax na ci askanu malinké géwal yi képp ñoo koy joué ñu ci mel ni Djily Kouyaté Mori Kanté ak Seydou Diabaté instrument balafon ñi di nasaraan si ñoo ngi ko jot a xam si atum 1960 ca spectacle ballet africain bu Fodéba Keita daan amal fi sax ci sunub réew Léopold Sédar Senghor ba muy bind parole hymne national jot na cee tudd li nga xam ni moo di balafon. Maymuna Ñing Midi Culture ñu jàll ci nataal bi. Le portrait du jour. tey ñu leen di fàttali Yandé Codou Sène mu nekk rek ab woykat bu mag nekk séeréer moom nag tey jii mooy wane rek juróom-ñeenti at ak léegi bi mu nekk ci biir suuf jot naa wane boppam ci li nga xamante ne moom moo di musique sénégalaise waaye itamit relation yi nga xamante ne jotoon na ko am ak président de la république boobule di Léopold Sédar Senghor portrait wam kii di Papa Madiakhate sax moo ñu ko defal. tudd Yandé Codou Sène te sa xel demul ci Léopold Sédar Senghor mënut a nekk naka noonu it la tudd Léopold Sédar Senghor te sa xel du dem ci Yandé Codou Sène mënu la nekkee ci atum 1960 jamono yi muy wayal Léopold Sédar Senghor Yandé Codou Sène xamul woon ne baatam ba dina laal àdduna wërngal këpp mu doon géwalu ki njëkk a nekk président bu Sénégal Yandé Codou Sène doon kàngam gu mag ci culture séeréer mu ko daan fësal ci wayu séeréer yi nga xam ne daan na ko def cay jamonoom moom rek mooy ki mënoon dagg discoursu président Léopold Sédar Senghor ngir di ko taggal ay maamam.
daanaka ñoom ñaar kenn mënul leen woon a xaajale ba tax bés bi ñuy dëjël président Senghor jotoon na fa di way mu juddu ci atum 1932 ca Somb ca Sine Saloum Yandé Codou Sène ci am ndawam la ko yaayam tàmbalee jàngal lii di way mu doon koo xam ne musique Sénégal bi am na ci taxawaay bu mucc ayib ba tax ay artistes yu mag yu ci mel ni Youssou Ndour jot nañu sax daal di roy ci moom ci lu baree bari ci ba muy ndaw la tàmbalee way waaye albumam bu njëkk mu ngi ko def ci atum 1998 duppee ko Night Sky in Sine Saloum boobu mu ngay am juróom-benn fukki at ak juróom tàmbaleem ci industrie musicale yàgg na waaye albumam bii di gaynde la ko nit ñi gën a ràññee mu defoon ko ci wetu Youssou Ndour. xam ngeen ne gaynde bugul moom yàpp lay dunde gaynde bugul moom yàpp lay dunde ci at moom it mu fës bu baax ci ab album bu roi du mbalax bi daal di def duppee ko Youssou Ndour Presents mu gën cee fësal bu baax baatam bu neex ba. ndigalooy faal woonoo la ndigal bàyyi góor ci jamono yi muy dund Yandé Codou jot na bokk ci ñaari film documentaire yuy fàttali jaar-jaaram bi ci mujj Yandé Codou Sène La Griotte de Senghor bi Angèle Diaba Brenner daal di def ci atum 2008 ñu ko ciy gis muy dund ak astuut la muy am ci koppar ci biir njabootam. duma ñëw di am xaalis bay leen ñuy son te siin léegi neexul dara duñu am dara ma ñëwee rek damay saam ku nekk mu yóbbu këram. Yandé Codou bokk na it ci ñeenti film yii mu doon ci actrice yii mu doon ci interprète bu bande originale bi fukki fan ak juróom ci weeru juillet atum 2010 la génn àdduna ca Gànjaay ba muy am juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñett boobaak léegi baatam bu neex ba ak wayam ya wéy di des ci xolu askan wi. nataalu bis bi tey ci Midi Culture kon doonoon Yandé Codou Sène ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. tey ñuy dalal Ismaïla Lo. moom artiste musicien bi mi ngi daal di dellu si waat ci parcours musical am mu ngi tontu yi tamit ci laaju ki nga xamante ni moom moo di Ndeye Mathi Dia. Ismaïla Lo ñoo ngi lay nuyu tey yaay suñu invité ci Midi Culture. di leen nuyu di ñuy déglu ñëpp di ñuy seetaan. gis nañ la nga def carrière bu rafet macha allah ci way est-ce que mën nañ xam loolu noonu lan moo la ko may. loolu lu ma ko may xanaa mënuma wax leneen loolu suñu borom moom mooy jagleel nit mooy maye donc di ko sant bu baax a baax a baax a baax di sant aussi doomu Sénégal yëpp parce que tamit bi ñu ma may woon doole defe naa dama am fitu continuer sama carrière donc yàlla nag may la carrière bu gudd alhamdulilah rabbi alamin te vraiment macha allah ñu ngi war àdduna bi dem ko ñëw di ko sant ko suñu borom lañ ciy sant rek suñu borom moom kenn mooy ma ko dul suñu borom. xaw na yàgg nag kenn gisatu la ci scène musicale bi da nga retraité da nga bàyyi wala lan. man dama dul communiquer lu bari. y a 10 ou 15 jours de cela maa ngi woon Genève ak continent premier Gorgui Ndoye week-end passé maa ngi woon Maroc ak festival Timitar. donc dafa fekk na nag lu bari peut-être dañ dul communiquer wala nit ñi dañ ko dul fësal mais yàlla xam na maa ngi ci métier bi maa ngi continuer c'est vrai que gëj naa génn album nag mais maa ngi si yoon bi incha allahu rabbi boo demee ba am yenn at yi c'est vrai que amatoo 15 ans wala 25 ans wala 35 ans donc les choses ont tendance à baisser mais donc da ngay def li nga toll. def nga way waaye def nga itamit théâtre naka nga gisee développement art fii ci Sénégal. développement art bi fii ci Sénégal boobu ba léegi alhamdulilah rabbi alamin macha allah donc yow mii sax di ma posé question xam naa ne amaana ñun bi ñuy nekk si art bi peut-être juddoogu leen te yàlla ngi mais ba léegi ñu nekk ci te yéen suñuy doom yi léegi yéen ngi suñuy tànk yow yaa ngi si télé bi ak rajo bi keneen mi ngi si théâtre bi keneen mi ngi si musique bi keneen mi ngi si pecc meeg wala si tëgg beeg yenn donc loolu dañ koy rafetlu lool parce que suñuy doom yi macha allah ku lim jum na tu vois mais suñuy doom yi tey ñu ngi suñuy tànk fi ñu tegoon suñu loxo ñun dafa ne ko bu mu set ba vraiment rafet nga xam ne ñoom ñu ngi ñëw fekk suñu ci loolu donc dañ ciy sant suñu borom bu baax parce que xale yi vraiment ñu ngi góorgóorlu te teg nañ ko si anam bu rafet anam bu set lu dëgg bu ñu xoolee si ñun ñi nga xam ne ñoo seen papa ñun dañu xooloon si ñi nga xam ne ñooñu fi jiitu woon donc ñu ngi bokk day bokk bàyyi liggéey bi moom ku nekk am nga si wàll waaw waar bu yaatu la ku nekk da ngay bay rek li nga moom nga mën a lekk te amaana sax di nga bay sax ba am lu bari mais doo ko mën a lekk nga bokk koog ki nga xam ne sax tey yàlla mayu ko sax peut-être toolam développement boobu donc nag nañu teg seen tànk seen loxo foofu parce que noonu la nañu bokk nday bokk bàyyi xam ne musique bi Sénégal la art bi Sénégal la ñoo bokk lépp donc dañ ko rafetal rek donc vraiment maa ngi di gërëm suñu doom yëpp di gërëm tamit sama naataango ñoo xam ne man ak moom ñoo bokk maas ak fii Sénégal ak fii ci biir Afrique yëpp ak ci bitim réew yëpp parce que vraiment
nañ ko sant suñu borom rek parce que bon culture moom la nga xam ne lu yaatu la macha allah. Ismaïla Lo ñoo ngi lay jaajëfal ci fàttali yaa nekkoon tey suñu invité ci Midi Culture. seen liggéey bu rafet jërëjëf yàlla na yàlla sàmm barkeel leen vraiment développer seen rajo beeg développer seen télévision ba yeneen ak yeneen topp ci warmatu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. amin jaajëf Ismaïla Lo nekkoon kon ganu Midi Culture di jaajëfal it Ndeye Mati Dieng mi ko doon dalal ñu jeexale kon jotaay bi kat yi ak wàllu musique. wàllu musique la ñu koy tëjee tey nag bu ñu leen jagleel moom moo di gaynde bu yande ko du set. gaynde bugul mum ya pulay dunde jobe gore kumba mode man ko muma peju be banyit job gaynde bugul mum ya pulay dunde jobe jogo be da patar ma joti ban ya gore banyit job gaynde bugul mum ya pulay dunde jobe ma ya koro dangay onde bongana juk jobo ma ya kor gaynde bugul mum ya foofee mbokk yi kon la ñuy yam ak yéen ci Midi Culture di la jaajëfal bu baax a baax Kati Ndiaye. maa ngi lay jaajëfal bu baax Serigne Saliou Seck di jaajëfal mbokk auditeurs yi internet yu ñu doon suivre di leen jox dig daje suba incha allah ci Midi Culture.